benn waxtu jot sankam mbokki rafetlu ak suñuy programme ci ITV dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki bokk na ci nag ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci ancienne piste bu Wakam di nag ay mécanicien lim ji tolloon ci ñeenti téeméeri mécanicien ñoom nag gannaaw ba ñu leen fa jëlee daañu dem ca dalwaay leen a jagleel ca Sébikotane laata nag ñu fa yegg si joorin bi nga xamante ne moom moo leen njaboote moom nag yorek wàllu artisanat mi ngi woon ca bërëb ba demoon nemmeeku jiko yëkkati nag ay kàddu yu am solo jëm rek ci mbébét bi nga xamante ne gouvernement bu Sénégal am na ko ngir gën a ñoŋal nekkinu liggéeykat yooyu rawatina nag anam bi nga xamante ne moom la ñuy nekkee ca Sébikotane leneen lu ñu nar a waxtaanee ci jotaay gi di faux passeport diplomatique coow li ba tey nag pënd ga wureegu si aljuma démb bu ngeen fàttalikoo nag commission ad hoc daal nañ koo taxawal fukk ak benn député di ay ndaw ñoom nag fas yéene liggéey jëmale ci mbir moomee ba xam dañuy yëkkati mbalaanu kii lay ab déet ñaari député yi nga xamante ne ñu ngi leen di tudd ci coow li taskatu xibaar yi tam ñoom itam daal nañ ci amal taxaw seetlu ak journal bi nga xamante ne moo di critique ci xalima kii di El Hadj Samba Thiam dellusiwaat na ci nag coowal faux passeport diplomatique bi ak député yañ cay tudd tolluwaay bi ci biir assemblée nationale laaj ak tontu dox na diggante mag Mamadou Dia ci dellusiwaat ci ni mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi ak article de la semaine xibaar yi ponk gu mujj gi li yéen kaay yi xëy fasal tey ji lay doon ak Assane Top yemook gaawoo ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre atum 2021 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si ngook xibaar yi ancienne piste bu Wakam lañ koy tàmbali ak ñeenti téeméeri mécanicien yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon foofee nag te ñu toxal leen ca Sébikotane kon léegi tey ñu daal di dem bërëb bi nga xamante ne moom la ñu jagleel ngir seenub liggéey yooyu les mécaniciens laata sax ñuy dem ca bërëb ba jooju bi nga xamante ne moom moo leen njaboote mi ngi fa woon nag dem nemmeeku ji yëkkati na fay kàddu ak mbébét bi nga xamante ne gouvernement bu Sénégal rawatina ministère am moom la ñu am rek ngir gën a ñoŋal bi le liggéey gën mi nga lekk jamono ñu teewlu si Babacar Seck. mécaniciens yi nekkoon ancienne piste sa Wakam wutal nañ leen fu ñu nekk ci Sébikotane benn pàkk bu fukki hectare ñu ngi ko fay aménagé ngir ñu mën faa toxu lépp lu yombal seen liggéey daanu ko fa am. fii nag dinañ ko defar ba nga xam léegi dafay am ay sens de circulation fii dafay am ay sens unique c'est-à-dire fii pour dugg la fii pour génn rue bi kenn du fi duggee nii rue bi kenn du fi génn donc fii dañ koy organiser ba li erreur yi amoon fële ñu ko répété fii. ñoo ngi xaar tam ci site bi mu accueillir ay doomu Sébikotane ak doomu Diamniadio ak doomu région bi yëpp pour di leen jàngal le métier de l'automobile parce que métier bi kat métier bu noble la ñun ñëpp xam nañ ni automobile yi ñuy réparé lu ci bari kenn yóbbuwu leen ci concessionnaire yi. bërëb boobu nga xam ne mécaniciens yi lañ ko jagleel nekk na luy jëmal politique gu yeesalu artisanat bi nguur gi teg. ndaxte dañu ne dañoo bëgg artisanat léegi méngoo ak jamono. am ay équipement yu moderne am ay local maanaam atelier yu moderne yooyu yëpp ñu ngi ciy dox te incha allah ci diir bu gàtt ak ak waa DER dinañ fi ñëwaat sax xool ko ñu seet nan lañ leen di jàppale leen ci équipement jàppale leen ci ay atelier loolu moom mooy suñu doxalin waaye nag day fekk toujours comme ni ma leen koy waxee yéen ñoomit ngeen formaliser wu moderniser wu ànd bokk ndey bokk bàyyi wóolante te liggéey. mécaniciens yi nga xam ne ñoo war a dem ci Sébikotane oneen nguur gi ci marché yi nga xam ni dañ ko jagleel seeni woto ci wàllu entretien ak réparation ñu leen siy gëstu. marché yi ñu bëgg état bi jox ñu ko mooy boo defee lu mel ni muy lu rëy loo xamante ne tey c'est une première ci Sénégal da nga ko war a accompagner ni nga ko war a accompagner mooy marché automobile bi nga xamante ne tey jii muy auto état bi jox leen ñu marché boobu ñu di ko liggéey bu ñu joxee marché boobu ñu di ko liggéey dana tax ba bu ñu fi dikkee du ñu chômer dina tax ba bu ñu fi dikkee dinañ gaaw am liggéey. ci kàddu politique bi ci ndimbalu maire bu Sébikotane jox nañ seen ndàmpaay képp ku fa amoon tool wala kër.
Babacar Seck ci jamono jooju nag ca Touba ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite bokk moomeel ga fa ñoom nag daan nañoo amal teg xeer gu njëkk bu nag lii di hôpital wala poste de santé boo xamante ne poste de santé bu mucc ayib lay doon mi ngi nar a féete nag fële ca Daaru Marnaan lépp nag ñu amal ko ci càkkutéef itam ñi nga xamante ne ñoo di askan ga fay yeewoo ngir rek ñu mën a jot ci nu mu waree ci wàllu paj mi mu doon loo xamante ne lu yomb lay doon ci boobule askan waral nag kii di Abdoulahat Ka jiite bokk moomeel gafa moom nag daan yëkkati ay kàddu ak mbébét yi nga xamante ne jot nañu ko am ci wàllub wérgu yaram ca Touba Mbacké ak suñu correspondant di Gora Ndaklo. fexe ba Daaru Marnaan am poste de santé bu mu yellool loolee di xemmemteefu équipe municipale bi nekk ci Touba ginnaaw bu ñu génne xaalis bu am solo ngir tabax poste de santé bu yees ci diwaan boobilee tax askan wi nekk ci gox boobilee rafetlu lu ni mel. monsieur le maire ñi nga àndal ñëpp sant nañ leen gërëm leen waaye da ngaa jëf lu rëy loo xamante ne bii lu ñëpp bokk lu ca waaye amu doy la waaye nag dama indil loo xam ne nag mosuñu koo am te séentooguñ ko woon nag muy centre de santé bii nga xamante ne bii moom nga bëgg a indi fii ca Daaru Marnaan Sexew gi te Daaru Marnaan Sexew gi yeyoo na ko lool li tax Daaru Marnaan Sexew gi yeyoo ko lool kër Sëriñ Mbàkke Sëriñ Abdourahmane ngi nii njaboot Sëriñ Abdourahmane seen kër yaa ngi nii mboolem ñi fi nekk taalibe Sëriñ Touba la dëkk Touba dañuy def loo xam ne sëriñ bi tere kon boo rek indi le centre de santé war nañ laa sant war nañ laa gërëm. ci noonee njiital bokk moomeel bu Touba dalal xel yi ginnaaw it ba muy xamle ne changer cartographie sanitaire bu Touba bokk na ci xemmemteefam. at mu jot danañ bay suñu sas ba mu jeex ba ñoom ñu ni seenu sas jeex na danañ jox li ngeen war a jot ren loolu moo waral ñu mën a taxaw tey fii bëgg fee tabax benn centre de santé référence boo xam ne amagul ci dëkk bi kon nag loolu su amee war nañu sant président de la république ni ma war a santé équipe bii nga xam ne ñoo tax ñooy bay sas bi bañ mën a jot xaalis boobu. Abdoulahat Ka yokku ca ne éclairage public bu Daaru Marnaan it loolee it yitteel na ko tax mu ne daañu ca jublu ca na mu gën a gaawee. yaakaar naa ne bu ñu taxawatee balaa sant bee pare mbiram lamp dootuñu ko wax fii ci Daaru Marnaan wala ci gox bii bu soobee yàlla ak yonent bi fas nañ ko yéene ndax am nañ ci yéene kon daal li gën a wér mooy fas nañ yéene ànd ak yéen góor ak jigéen mag ak ndaw muy Serigne Modou muy Jili Bey muy Sédra Diagne muy mbooleem taalibe yi nga xam ne ak chef du village 34 chef de quartier yi nga xam ne ñoo ànd ak Serigne Modou Diop na ngeen xam ne Abdoulahat kenn la ci seen biir fas naa ànd ak yéen liggéey fas naa defar Touba gépp waaye defar Daaru Marnaan ba benn jafe-jafe dootu ci am. fexe ba Touba nekk ville émergente loolee di bëgg-bëggu équipe municipale bi lee ginnaaw ba ñuy fas yéene wéyal programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal di PACASEN. Gora Ndaklo ñu àddu nag ci càkkuteef bi nga xamante ne jàngalekat yi bokk ci G7 di syndicaliste nag ñoom nag amoon ko jëm ci seen ay parcelle boobule càkkuteef nag bu ñu moywul léegi tey nag ñu gis ci saafara mu di nag kàddu yoo xamante ne jib na gannaaw ndaje boo xamante ne am na ci diggante syndicat yi liste yi le ak ministère bi nga xam ne moom la ñu denk wàllu urbanisme ak habitat hygiène publique la ñu xam ne nag ci boobule ndaje bokk na ci nag ci juróom-benn junni ci parcelles yi nga xamante ne moom la ñu jige woon ak yile jàngalekat kon lu ëpp nag ci xaaj bi daal nañ ko amal kon jàngalekat yooyu nag mën nañoo jot ci li ni mel di kàddu yoo xamante ne mi ngi bawoo ci Mandiaye Ndiaye moom nag moo yore lépp lu jëm ci wàllu projet ca ministère boobule ñu teewlu ko ci micro Babacar Seck. li jëm ci terrain yi nga xamante ni jot nañ koo jot ba mu nekk ci suñu loxo aménagé nañ ko ba jox leen ko. muy Saint-Louis muy Richard Toll muy Podor muy Ourossogui yooyu jox na leen ko mu des yeneen yi nga xamante nag ñi ngi ko doon lijjanti ci wàllu jël ko te sotteegul woon te yu ci bëri fi mu ne nii mën a sotti na ndaxte bu dee bu Kaolack jot nañu am site bu Ziguinchor site baa ngi fi bu dee Tivaouane aussi site baa ngi fi beneen bi ci desoon moo doon bu Thiès nag dañ leen a waroon fenn fu nga xam ne nii fa lañ waajaloon ba pour jox leen ko ñoom nag ñoo bëgguñu fa léegi nag ñu beneen ñu ni ñoom mbuurkat lañ bëgg ñu koy lijjanti foofu pour xool nag naka la ñuy def ba procédure de déclaration bi nga xam ne moom la ñu entamé ñu mën ko yeggale pour ñu mën leen jox parcelle foofu waaw li ñu joxe boo jëlee lu parce que mat na juróom-benn junni ak juróomi téeméeri parcelle mais fi mu toll nii joxe nañ lépp lépp ñetti junni booy xamee daal ci li ñu joxee gum ci gànnaaw kon ci xayma mais li am solo mooy fii ak fin d'année déjà dina ñu joxe muy Louga
na ñu joxe muy Tivaouane nañu également yu ñu joxe muy Ziguinchor yooyu donc lim bi dina gën a yokk fee bu xam ne bu ñu ñëwaatee le 16 décembre pour def bilan dinañ gën a xam fan lañ ci toll ci loolu. ñu dem ci université Cheikh Anta Diop fii ci Ndakaaru ak nemmeeku bi nga xamante ne njiital COUD daal na koy amal nag ca daara ju kawe ja démb ci aljuma ji la ko yëkkati woon nag bokk na si nemmeeku liggéey yi nga xamante ne jot nañu koo amal foofee nag ca UCAD université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci diiru ko ñetti weer yi nga xamante ne ñetti weeru ko bër la woon ci étudiants yi lépp nag ngir daal di rafetal melokaanu fi nga xamante ne moo di daara ju kawe jooje mu di loo xamante ni itam étudiants ya fa daal nañ ko rafetlu ñoom nag jamono ji la ñuy sàkku moo di nag lu jëm ci wàllu entretien bi maanaam sàmm bërëb boobee ak yeesalaat gañu fa amal ñu teewlu si suñu reporter di Papa Madiakhate Sara. liggéey yaa ngay wëy ci campus social bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru waaye xar kanam gi soppeeku na bu baax ay espace vert ay yoon yu ñu pavé ak ay pavillon yu ñu yeesalaat dara bàyyiwuñu ko ñoom waa COUD ngir xar kanamu campus bi gën a yàññ. gis ngeen ne directeur fekkoon na fi jardin des nations mais ni mu ko fekkee woon def ko gën a taaral gën ko yokk gën ci def effort ba mu mel ni mu mel tey. boo jógee foofu nga dugg ci campus bi di nga gis bi département de l'environnement fépp foo xam ne rek mën nañ fa am na espace def nañ fa espace vert def nañ fa décoration rafet na. yeneeni liggéey it yu jëm ci wàllum ndox internet ak assainissement def nañ ko fa ci liggéey ñu fa doon amal. réseau assainissement bi directeur liggéeyaat na ko pour que asamaan si su tawee ndox dootu fi taa pour que li nga xam ne mooy restaurant yi di pavillon yi ñi nga xam ne ndox moomu étudiants yi di sangoo mu jóge ci restaurant yi di dootu fi taxaw aussi yëpp mën a dem ci réseau canalisation eaux usées ndox mi dafa manqué woon satisfaction certification ISO boo ko bëggee am bu environnement rek dafay nekk environnement ànd ak sell propreté ak te propreté aussi kenn mënu ko wax te ndox amul mu ne comme noonu la naa gas ay teen yi désormais ñoom ñoo di arroser espace vert yi ba pare li des ci ndox mi nag étudiants yi di ko naan di ci sangu. waa centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru di COUD xamle nañu ne ay koppar yu takkoo takku la ñu def ci liggéey yi ngir mën a am lu ni mel étudiants yi nga xam ne ñoom la ñu jagleel liggéey yi di ko rafetlu ne nag li ci des mooy daal di ko sàmm. parce que yaakaar naa ne lépp lu ñu fiy def c'est pour nous étudiants docteur Dikou dëkku fi DST dëkku fi madame Thiam dëkku fi ñun ñoo fi dëkk donc je lance un appel à l'endroit des étudiants pour ñun ñëpp ñu approprier lu ñuy wax li ñuy def nii la ñuy wax ne bon appropriation collective ñu jël ko moomal ko suñu bopp parce que ñun ñoo ko moom. fexe ba campus bi daal di loolu bëri ay garab loolee di sababu waa COUD njiit la di Maguette Sène ne dana def kéemtalaay kàttanam ngir loolu mën a antu bu ko defee université Cheikh Anta Diop doon ab royukaay ci wàllu woowu ci continent bu Afrique. Papa Madiakhate Sarr njiital COUD di Maguette Sène laata nag ñu amal nag wërngal googee ci biir université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru daal dina yëkkati ay kàddu jëm rek ci bi nga xamante ne am na ko ci wàllu alam gi ci biir daara ju kawe ji ak te li nga xamante ne moom la bëgg di certification ISO jëm rek ci wàllu alam gi waaye itam may étudiants yi ngir rek ñu gën a mën a yëg seen bopp foofee nag ca daara ju kawe ja ñu teewlu ko moom Maguette Sène mooy njiital COUD ci micro Papa Madiakhate Sarr. fexe ba étudiants yi nekk ci environnement bu baax buñ ci bëggee àgg dafa am ñett poñ yoo xam ne dañ ci war a jaar muy fexe ba environnement bi sell environnement bi mooy espace vert yi mooy cours extérieur yi mooy pavillon yi mooy toilettes yi mooy restaurant yi mooy fi ñuy fajoo fépp foo xam ne fii étudiant bi dafa am yitte ci campus social ba ñu fexe ba environnement ba sell ci wàllu set ak ci wàllu norme de vie waaye ci loolu tamit ku wax certification ISO am na foo war a jaar ba àgg fa ku engagé wu na ci topp processus boobu ba àgg fa waaye loolu yépp nag daf ñuy permettre que mujjante ba li nga xam ne fixé nañ ko comme objectif ñu mën ko atteindre en terme environnemental dafa am ñetti étape yoo xam ne yi ku bëgg na fa jaar bi ci jiitu mooy fexe ba étudiant bi ak université occupé waat place boobu war a occupé ci biir société sénégalaise loolu nag étudiants yi ci seen bopp ñoo ci war a jiitu seen comportement ci seen taxawaay ak ci seen doxalin beneen ba étape ba ca topp
mooy fexe ba résultat yooyu ñuy viser au plan environnemental am jeexital ci njàngu xale. troisième étape bi nga xam ne nag xëy na boobu sax laa waroon a njëkkee mooy certification ISO 14001 version 2015 COUD am ko. loolu mooy les 3 étapes yi nga xam ne fi lañ bëgg a jaar pour que objectif yi ñu fixé wu ñu mën ko atteindre. COUD nag pare na pour que lépp luy énergie ci wàllu suñu personnel agent yi ci wàllu ay ressources financières ci wàllu ay activités ci wàllu organisation lépp lu mu laaj pare nañ pour def ko ci pour atteindre objectif boobu. ñu desandi ba tey ak étudiants yi rawatina nag ñi nga xamante ne dañoo bëgg dem yeggali seenu njàng ca Québec ak délégation générale bu Québec bi nga xamante ne nag fii ci Ndakaaru jot nañu amal kullal jaarale ko ci jumtukaayu xarala yees yi la leen yëkkati nag bokk na ci yoon bi nga xamante ne foofee nag la ñu mën a jaar ñoom étudiants yi lee ba nem yeggali seenu njàng ca Québec kiñ ci teewlu nag di Pape Goumbala John moom nag moom moo yore lépp lu jëm ci wàllub culture wala boog cosaan ak aada ak éducation ci boobu les délégation di délégation générale bu Québec fii ci Ndakaaru dañu koy daal di teewlu ci micro Mamadou Dia. sensu salon bi c'est-à-dire que mooy dem vers cette jeunesse vers ces professionnels yi nga xamante ne dañu bëgg am ay informations pour dem jàngi parce que bureau bi fii ñun délégation générale du Québec la Dakar la ñu basé dañuy def navette bi dem ñëw mais am nañ bureau fii donc à chaque fois dañuy solliciter dama bëgg a dem jàngi lan mooy possibilité yi nan laa mën a def pour am visa nan laa mën a def pour contacter université donc incha allah salon bi c'est de répondre andi ay réponses ci questions yooyu ñuy poser comme résultat li ñuy xaar mooy vraiment am vraiment engouement jeunes yi pour ñu commencer xool aussi que ne Québec mun nañ fa def formation vraiment technique et professionnelle vous savez Québec suñu chance mooy côté manuel bi activité bi c'est-à-dire que njàng mi dafa pragmatique donc loolu aussi chance la boo xam ne nit ñi war nañ ko di xool on est moins théorique que pragmatisme bi dañuy def beaucoup de pragmatisme c'est-à-dire da ngay jàng li ñuy essayer loolu léegi donc y a ce truc lu ñu koy waxee usine école maanaam boo amee 16 ans sax nga ne yow bëggatoo dem continuer njàng mi am nga possibilité dem defi formation rapidement mu nekk menuiserie mu nekk mécanicien ébénisterie pour mën a dugg ci marché du travail wala nga nekk entrepreneur bopp donc ñun vraiment loolu engouement boobu la ñu bëgg nit ñi aussi xool ne de Québec mu ngi fi te mu ngi offrir aussi benn offre éducative bu excellente. coronavirus mbas mi ak xayma bés bi lu toll ci fukki doomi aadama ak benn ñoo génn nag amee feebar bi ñett nag daal nañoo wér ci doomu jàngoro bi ñett itam ñoo ne ci sauvetage benn doomi aadama moo faatu ba su ko démb yemook aljuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre atum 2021 ñu fàttali ne limu doomi aadama yu ñu testé mi ngi toll ci junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñetti doomi aadama. waxtaanee wàllub politique ak élection locale paluk njiitu gox yeeg ak goxaan yi xam ngeen ko ñu ngi ci wàccaay li weeruk janvier atum 2022 dañu ko fas yéene amal ak coalition Yewwi Askan Wi rawatina nag ñi di waa PASTEF daal nañoo tànn seen mbër ngir rek mairie bu Ndakaaru Abass Fall la ñu daal di tànn ngir rek mu daal di jongante ci yooyu élection ñeel nag bokk moomeel bu Ndakaaru seen taxawaay ci biir coalition Yewwi Askan Wi itam dellusiwaat nañ ci ndaje bi nga xamante ne ñu ngi ko doon amal démb ci teewaayu Aïssatou Kane. Le 23 janvier 2022. ginnaaw ba Pastef dellusee si dogal bi ñu jëloon mu di suspendre ay activité am si biir coalition Yewwi Askan Wi ñu amal investiture fukk ak juróom-ñeent candidat si fukk ak juróom-ñeent gox yu wute. Abass Fall ñu tabb ko ngir ñu jiite bokk moomeelu Dakar Maimouna Dieye coordonnatrice section communale Padoua. dañoo bëggoon a tabb suñuy candidat les 19 communes ñi leen fa nekkal loolu moo waral Pastef def lii tey xëy na nag coïncide na ak li nga xamante ni dégg nañ ko fi fan yi muy suspension bi nga xam ne suspendre nañ ko suñuy activité du woon lenn lu dul ànd boo xamante ni àndu nawle la àndu dëgg la bu ñu demee ba am loo xamante ne nii gis nañ ne war nañ ko cee def dañ koy observer parce que ay nit bu ñu ànd benn waxtu dafay laaj ñiy ànd di déggoo. ngir sàmmoo ak lu ñu wote Pastef fas yéene nangu bépp candidat bi nga xam ni coalition Yewwi Askan Wi tànn na ko ñoom ñi lay di xam ne ni coalition Yewwi Askan Wi nekkul luy tas. di xamal nit ñi rek ni candidat à la candidature de Pastef la de Yewwi Askan Wi mooy ñi nga xam ne Pastef taamu na leen teg leen ci kanam léegi nag dañu war a jublu nag ci waxtaan nag waa Yewwi Askan Wi ba nga xamante ni lu ñu fa décider loolu mooy am
du ne rek tey jii ñi fi nekk ñooy nekk ci 19 communes yi sous la coupole de la coalition Yewwi Askan Wi mënuñoo jël lépp ku ne da ngay joxe ndax ku ne coalition wax concession wax générosité wax compréhension ak solidarité donc ku ci nekk profil bi nga xam ne moom la ñu gis ni mooy taxaw bu ñu ko choisiree ña ca des ñëpp dañuy ànd liggéey ci ginnaawam. Pastef Dakar fas yéene ànd ak coalition Yewwi Askan Wi ngir am ndam si goxu Sénégal yëpp ginnaaw ba ñu sampee seen candidat ngir mu jiite bopp moom Dakar ñuy waajal samp candidat ngir xëccoo maire bu Parcelles ak bu Ouakam. Aïssatou Kane ñu waxtaanee FESPACO ca Ouagadougou Burkina Faso ñaar fukk ak juróom-ñaareelu édition bi réew ko Sénégal ak nag ndaw yi nga xamante ne daal nañ fa dem ñu am ndam wala bokk ñu ràññee leen nag ci liggéey bi nga xamante ne jot nañu ko amal foofee nag ca FESPACO kon jàppale ne réew ko Sénégal jot na ma am ay prix bu ci mel ni nag prix spécial bu long métrage ñu daal di koy jagleel film bi di film Bamuma Nafi bu Mamadou Dia prix spécial bu court métrage itam ñu jagleel ko film bi di Sër bi bu Moli Kane moom itam Aïssatou Amaïga am na tam prix bi nga xamante ne moo di prix spécial bu documentaire ak film bi di Marché sur l'eau ñu fàttali ne kon président de la République Macky Sall ñu ngi koy xaarandi foofee nag ca cérémonie bi nga xamante ne moom mooy tëj boobule xew-xew gaaw tey moom njiitu réew Macky Sall ñu koy xaarandi ca Ouagadougou jàppale ne itam laata mu faa dem moom président de la République dina jaar ca réewuk Gambie gannaaw nag invitation bi nga xamante ne mi ngi bawoo ci njiital réew bu Gambie ngir rek ñu daal di amal cérémonie inauguration bu sous station bu réseau bu ligne électrique OMVS foofee nag ca Jara Soma la ñu koy amalee kon xibaar bi mu ngoog ñeel wàllu FESPACO ak nag raaya yi nga xamante ne Sénégal am na ko ak ndaw yi nga xamante ne moom la ñu fa daal di yónni ci boobule festival jëm ci wàllu film ak cinéma ca Burkina Faso édition 2021. ba tey ci xibaar yi na ma leen ko junjee woon ci bopp gi ñeel nag mbirum passeport diplomatique ba tey nag pënd ga wureegul ci coow li gannaaw commission ad hoc bi ñu daal di teg ngir mu saytu am déet dañuy yëkkati lii di maraanu kiirlaay yooyu le député ñuy tudd ci coow li di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye taskatu xibaar yi ñoom tam daan nañu amal taxaw seetlu bu ci mel ni journal critique ak El Hadj Samba Thiam moom nag yëkkati ay kàddu jagleel ko Mamadou Diagne ñu teewlu ko ci biir article de la semaine. mu leet ñuy dégg tooxi duna bi nu toll ci coow lu am ci pencuma ndawi réew mi ñaari député El Hadj Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ñu njortu ne seeni loxo dafa taq ci ay njuuj njaaj jëm ci wàllum passeport diplomatique taskatu xabaar bii di El Samba Thiam nekk ca yéenekaay bii di critique ne def ci sax waaru mu bind ab article di ñaan nit ñi ñu noppi ndax ñu ngi futti ay député. koy bëgg a traduire ci wolof da ngay wax noppi leen pas kaay leen noppi leen ñu ngi toroxal ay kilifa. Parce que c'est vrai que dossier bi noonu la demee parce que fi ñu toll depuis semaine bi nga dugg nii en fait dañu dugg ci dimension pour dindi mbalaanu sutura ñaari député yoo xamante ni dañ leen jiiñ ci trafic u passeport diplomatique muy mbir mu rëy parce que bi ñu amee législative ba léegi mosul am kenn mosul dégg député yu nekk ci mbir mu toll nii. ñenn ci askan wi ñoom bëgg coow li leer loolu mënuñu ko def fileeg muuriwuñ mbalaanu kiirlaay yi les députés mu nekk lu nar a jafe lool ci majorité parlementaire bi mu di ñu faree ci nguur gi ndax bi la yoon du ab opposant la ñuy futti. gis nga soo xoolee bi ñuy yëkkati mbalaanu kiirlaayu Ousmane Sonko ak Khalifa Sall soo gisee ni ñu ciy farloo sax député yi majorité parlementaire nga xam ne ñi far ñu am ñoom dafa am foofu nag ngay gisee sax politique bi si xaw a laxasu tuuti dañ ciy yàkkamti parce que dañu doon gis ne ñi seen ay ennemis politique la ñu nar a yóbbu nii pour ñu rey leen waaye cas bii nag li tax mu gën a yéeme ñi ñuy yóbbu nii ñaari député Sall ak Biaye dañu bokk ci ñoom dañu bokk ci majorité parlementaire bi ce qui fait que ñoom du leen neex de mu mun ti demee du la neex nga yóbbu sa bopp pour ñu rey leen waaye nag maa ngi koy expliqué si biir texte bi ñaari mbir
pencum ndawi réew mi mel ni ku bëgg a nëppal coow li waaye sax lii dañ ci mënul jublu fii lekk yile député muriwuñ seeni mbalaanu kirlaay te loolu ngir ñu def ko faaw yoon daal di saisir assemblée nationale ci gis-gisu journaliste bi liggéey bi danañu ko amal la waaye ñenn ci askan wi ñoo xaw a yàkkamti. ci dossier bi moom li ma ci xam mooy même ñoom président assemblée président groupe majorité ñoom ñëpp nee nañu allah kulli àll mbir bi dina dem ba yegg mais soo xoolee dossier bi yéexewul sax ci ñoom dossier bi mu ngi yéexe ci ministère de la justice ci procureur parce que nag nit ñi dañu commencé wax ndekete dossier bi sax demul dossier bi ñu demee Moustapha Niasse génn na nee na dossier bi yegg si na joxe na date commencé nañ ko instruire normalement ñëpp danañ am ñu composé commission ad hoc bi altine liggéey bi dina tàmbali te xam naa balaa ñu yeggaat fin de semaine ba léegi mbir yu bëri dina ci leer. directeur de la rédaction bu yéen di critique ne bëggul yoon guy parparloo El Samba Thiam li mu bëgg mooy yeneen dossier itam yi nekk ci loxoy yoon ñu fexe nu ñu ko leeralee mu bokk ci dossier Ousmane Sonko ak Bougazeli. je tiens à le dire autant sénégalais nag bu ñu def indignation sélective mooy bii ñu yuuxu rek ba ñu yuuxu feneen bii dañ ko war a càmbar mu leer waaye am na yeneen ñaari dossier yu impliqué yeneen ñaari dossier yu gën a graaw suñu graawul comme bii yu fi nekk yoo xamante ni aussi nañ ko éclairer muy Bougazeli dossier woom dafa démissionné mbir maa nga fee taxaw ak liberté provisoire te xam suñu jëm ak dossier boobu Ousmane Sonko ñu ni dossier bi aussi mu ngi tegu te kenn xamul fu mu jëm te yëpp dossier yooyu yëpp justice daf ko war a vider. El Samba Thiam di taskatu xabaar xatim kayit bii di sàkku ci askan wi ñu noppi ndax ñu ngi futti ay kilifa ay député muy kayit woo xam ne moom taskatu xabaar bi daf ciy fàttali. faux passeport diplomatique coow lu mu jur ci biir assemblée nationale taxawaay bi nga xamante ne noonu lañ si war a taxawee ngir dak gindi askan wi di nag lañ doon waxtaanee ci seen rubrique article de la semaine ak gan bi Laaj Samba Thiam bu journal critique laaj ak tontu doxoon digganteem ak Mamadou Diagne ci ponk gu mujj gi li yéene kaay yi xëy fësal tey ak Assane Top. amaana ëllëg ci biir wàllu ko yoon joyantikuwaat ci réewum Sénégal dëgg ay tànk yu dëgër mën a yëg fa ñu koy séntu xët wu njëkk l'observateur la ñuy jàng ne conseil supérieur de la magistrature kilifteef ga daañ ci amal ay yeesal dogal ya mu nga bàyyi ko ci palais ba président de la république Macky Sall moo ko daal di xatim jàppale ne Serigne Bassirou Gueye dafay tëb procureur général Lansana Diabé Sy bi mooy topp ci ay tànkam daañu xam tamit ci lu yàggatul dara kat moo war a doon kuutaluk doyen des juges Samba Sall mi fi bàyyi ko woon ci wéjale weesu wàllu yoon googee ci la ñuy xuus rek journal l'observateur ma nga jëm ak ñun bi la yoon ci assemblée nationale taxaw na temm ngir leeral wàllu mbuxum ak njuuj njaaj gi am ci ay passeport diplomatique ak ay borom xana yu kawe dooni député moo xam Sall ak Biaye yi nga xamal seen tur dal na cay jib ne yoon mën na ca am lanteek ñoom mu doon lu journal bi dal di dëggal ndax it nag liggéey ba ñu ngi koy baral te lu mu yàgg-yàgg fukki fan daañu leen lett baa ñi firi leen li leer ba tey ci loxol yoon yi ni kay groupe Futurs Médias gi mu am jagle daal di koy dégtali subaak tey gilee jëmoon rek ci sinébar bi doon jëlaañu ci réewum Sénégal yeboon ko ci ay gaal demoon ci lu ëpp ñaari tonnes journal bi ne enquête ba nag gaawal nañu ko lool ba la mu jot a feeñal mooy ne ñi nga xamante ni seen loxo tax na ci ripp altine ak jàmm ci lañ leen di mujj defeere ngir waxtaane wàllu ko politique mënees naa laaj lan mu war a doon ëllëgu ko Benno Bokk Yaakaar ak jaaxle gu ci yéenikaay yu bari am subaak tey gile càmbar boobele àndandoo ay kàddoom nag amul lenn lum ci wiiri wiiri ba di ko nasal turam di Abdoulaye Gallo Diaw ak ni nga xamante ni moom la investiture yi tëddee jamono jile la mu jàpp mooy nag àndandoo bi ci diggante APR ak parti socialiste moom mënees naa jàpp ne léegi tey ñi xam fa la yem ndax it nag duñu nangu mukk set lépp bukki bi nga xamante ni parti président Macky Sall ma ngi koy doxale jamono jile kem ni mu ko doore woon ci atum 2014 Abdoulaye Gallo Diaw bu parti socialiste xam le ni tey jile nag ñoom socialiste yi lay seen waru gar mooy ñi déposé seen upp caution di xaar lan mooy xew ci wàllu politique ëllëg ci biir yi ni kaay gi di Vox Populi ñu jàng ci ne jot na kaay yeggee ki nga xamante ni moom moo di njiitu parti bi jamono jile doon soxna Amina
Aminata Mbengue Ndiaye fàttaliwaat ko la xewoon ci atum 2014 te dee su ko nanguwaat benn yoon ak xel yaar gi nga xamante ni mi ngi jëm rek ci lañ amoon ci wàllu élection locale yooyu la weesu ba daanaka ñetti cër yoo jël ñaar yi waa APR dañ ko aakimoo woon am leneen loo xamante ni bàyyee nañu leen ko bi yoon nag nañu jàpp ne du demee noonu te sax wax ji mooy biir parti socialiste dañu ko war a raxasaat tëggat ko ba mu yees peq ñi ci doon ay mag seeni at romb juróom-ñaar fukk ak juróom yóbbu leen ci plianop à la traite andi ndaw yi nga xamante ne dogu nañu te mën nañoo jañax parti bi su lool doon tamit ñoo xamante ni ñu nawloo lañ ci wàllu ko xam-xam yeneen ko àllu ci wàllu ko politique moom moo di Ousmane Sonko njiitu parti Pastef génnee na yar ba nag riital ay gaayam ngir rek dajale waat leen ba ñu xam fu ñu teg seen tànk rawatina àndandoo bi nga xamante ne dox na ci seen digganteeg Yewwi Askan Wi boobu la sañu teg ngir rek demandoo ci wàllu ko élection locale yi ñu topp ci rang bi moytu beddeeku bekk lépp loo xamante ne leen di féewale mu nekk nag la nga xamante ne dégg nañ ko bu baax a baax ñoom waa parti Pastef bu Ndakaaru ndaxitoo nag ci saasi ci la ñu nëppee jëfee ndigal ba ci sax waa Tambacounda yi nga xamante ni ñoom beroon nañ seen saw bopp mujj nañu dëppaat journal Le Quotidien ne Sonko ak i gaayam nag Ndakaaru la ñu bëgg ak mu teg nañ seen jéego bu njëkk mboolem commune yi toll ci fukk ak juróom-ñeent daañ fa samp seen dënd ba mën a dékku taxawu Ndakaaru jëlee fi Khalifa Sall ak i gaayam ne faax ci bopp mairie bu Ndakaaru ay gaay nag moom Ousmane Sonko Abass Fall kenn la ci nam ku doom ràccul jàmm benn yoon ndaxitoo nag ginnaaw ba mu bokkee ci ñi nga xamante ni wóolu nañu leen ba daal di leen di samp ngi rekk ñu yóotu ay gox ci Ndakaaru ko li ko am na kàdduy dànkaafu yi mu daal di bàttale jëmale ko ci son excellence président de la république Macky Sall di ko xam ne bu fi taalaatee daay gi nga xamante ne amaloon nañu ko ci weeru mars ci atum 2021 bi la yoon mooy gën a gis ci moom ndax nag daañu ko wan ay bidiw bëccëg reportage yu bisam bi ma ñu jëmale ci Njàmbur moom journal Groupe Futurs Médias gi jagleel ko tey jile nag lu gën di yaatu ci jamono donte ne cosaan la fi woon waaye lu ñu samoon teglo ci diwaanu ko Njàmbur ak la ko wër jëm rek ci yéesi mu di ak ndomb bu ànd ak yi gawam ñi nga xamante ne ñoo koy jëfandikoo ñi ngi gën di bari doon ay ndaw ngir rek dëgëral seen upp der bu dee nag am na ngëneel di leen aar am na tamit ay musiba ci wet gu ndax it nag ki nga xamante ni moom moo ko daal di takk ñaare su nekk ci ay jafe-jafe mën naa tax mu daal di taxli ko sagom ba jural ko ay gaañu ko yàqu-yàqu ndénkaane benn waaye ci journal bi ak ndomba Yacine Gogi ma nga naan saa bu ko gawee amul lu mu tiit ak rab ne xam ne xel ne lu nuroo puso wala lanse sax du ko dugg seen jël yi ñuy daanu nag moo doon la nga xamante ni waa Njàmbur ña ngi koy ñaawlu ndax it nag bokk na ci li nga xamante ni mi ngi gën di nasaxal seen wàllu karange. mu ngoog sant topp sant ko gërëm ko mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg suñuy programme jotaayu Njolloor si fi lañ ko yëkkatee amoon mbégte dégtal leen xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn jërëjëf.